asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision nationale El Mauritania ñu am mbégte am dellusiwaat ak yéen ci seen émission xeltu ci ñaareelu numéro ci seen télévision nationale ñu amati mbégte amati kontante dalal beneen kàngam ci biir réew mi ci xam-xamam ci taxawaayam également ñu war a nag waxtaan ak moom ci maanaam li nga xam ni moom mooy li muy yëngatu waaye taxawaay bi nga xam ne tamit que am na ko ci wàllu réew mi waxtaane tamit que lépp loo xam ne jëm na ci wàllu mbas mi nga xam ne ci la nuy dund fu mu toll fi nii duñu yàgg dara du ñuy ànd ak sunu wàllu maanaam waa réalisatrice ki nga xam ni mooy Maimouna Mintowova ak waa Inject fa li nga xam ni mooy Mohamed Ould Bakar ak ki nga xam ne mooy Naha ci wàllu son bi ñu ànd ak sunu réalisatrice mu wan sunu premier élément di sunu portrait invité ñu dem dellu soit ci plateau bi. Docteur Ahmed Salka Fall docteur Ahmed Salka Fall mi ngi juddoo ca Garak ci ñaari fan ci weeru décembre ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn jàng alxuraan ba wàcc ci peggu way juróom bu góor ci bi mu wàccee ci lañu ko dugal ci li nga xamante ni moom mooy njàngum nasaraan bi ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom. bi mu waree jàll ci njàngum diggu doom bi ci la dem ca Rosso dal dafa def collège am def fa lycée ba dal dafa am baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci la dem ca Ndakaaru ngir àggale fa njàngam ci daara yu kawe ya fa la nekk ba dal di jël maîtrise am ci li nga xamante ni moom mooy wàllu pharmacie. ci bi mu paree moom docteur Ahmed Salka Fall li mu njëkk xalaat ne mooy wareefam mooy nu ñibbi fii ci biir réewam di réewum Mauritanie ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci la ñëw fii ci Nouakchott daal di tàmbali liggéey ci wàllu privé bi lépp nag ngir am lu mu jàpp waaye it ngir am lu mu suturloo ba kenn du ko xamal dara doon ko am jom lool yàggul dara ci la dugg ci li nga xamante ni moom mooy fonction publique bi yàlla de daal di ko ci ubbil nag ay bunti wërsëg yu bëri lool docteur Ahmed Salka Fall di ko am diine lool bëgg alxuraan lool ba def ko ab wéttal ay mbokkam am ci moom seede yu rafet lu ci mel ni ku bëgg njaboot la ku yërëm njaboot la ku bëgg doomu aadama yi la ku fonk nit la ku jox itte ñépp la docteur Ahmed Salka Fall doon na sakk ca Garak ga mu juddoo waaye it sakk ci wàllu gi nga xamante ni moom mooy wàllu mbóoj. Fall ñoo ngi lay nuyu di la ziar du ñu lay bàyyi rek nga nuyu ak mbokku téléspectateurs yi su ko defee ñu soobu ci waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbokki spectateurs yi Télé Mauritania di nuyu yow Babacar yow ma nga xam ne yaa ma invité di nuyu bépp mbokk wala bépp ki nga xam ni safoon na ma maa ngi nuyu bu baax di ko ziar. voilà docteur du ñuy soobu ci biir waxtaan wi tey jii lan nga jàngat ci portrait bi nga dégg léegi. waaw portrait bi moom wax dëgg yàlla macha allah ndaxte daanaka tracé na fi nga xam ni jaar naa fi ndaxte comme ni mu ko waxee man doomu daara la ndax dama jóge ci famille ba nga xam ni alxuraan nañu xam alxuraan ñu daan jàng te ndax ko xam Garak xam Tungeen xam ni jàng alxuraan moom xale bu fa jógee balaa nga def dara jàng alxuraan la ba loolu la ma sama waajuru góor jàngale moom tamit mu nekkoon xaafis ñëpp xaman ko mu nekkoon borom xam-xam macha allah si laa jàngee bi ma jàngee alxuraan ba pare si la ma dugal école comme ni ko kii bi waxee effectivement ma dugg école macha allah aussi jàng ci ba sore ci parce que dem naa ci ba am sama doctorat donc loolu aussi dama ko ci gërëme moom parce que mënoon na wax ni xëy na ñun ay cultivateur nañu woon c'est-à-dire que soo da ngay jàng ak di bay ñoom loolu ñu xamoon su ko neexoon mu konni ci bay bi d'autant plus que mën naa wax ni man maay doomam bu gën mag waaw am naa sama beneen doom ba nga xam ni maa ngi nuyu de passage xam naa ma ngi may seetaan daanaka sorewuñu waaye maa ko mag tuuti donc nu jëkk am et malgré tout dafa sacrifier yóbbu nu école xam nga bu njëkk foog nga am loxo mais malgré donc daf nu sacrifier pour yóbbu nu école alhamdulilah nu ñaar ñëpp aussi nu réussir ci école boobu
kon nag noo ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana firdaws moom ak sama soxna man ak sama yaay. bi ma jàngee bay pareet aussi man Dakar laa jànge université def sama doctorat amoon naa possibilité dem waaju ndax wax na ko fii moom xaw inspiré amoon naa possibilité dem Allemagne comme samay morom yëpp waaye sama waajur juree jigéen bokk na ci insister daal ni nga ñëw sa réew nga def fi lu la war. est-ce que ñëw boobu nga ñëw ci biir réew mi bare na ñoo xam ni li nga def ak fi nga jaar la ñu jaar mais tey dañu rëccu lu tax ñu dellu siwaat ci biir réew mi est-ce que yow amoo rëccu boobu. yàlla ma ko vraiment Babacar damay sant yàlla sant samay waajur sant aussi bi ma yàlla defee ma déglu seen wax surtout sama yaay waaw dafa insister parce que boobu dama am bourse pour dem Allemagne mais bu mu ko yëg def ni ma mukk jàng pare ñibbisi mais rëccu mu ko benn yoon maa ngi ci sant yàlla bu baax. doomu daara nga comme ni nga ko waxee ku xam Garak xam maanaam ci wàllu culture muy aada ak cosaanam alxuraan dafa nekk loo xam ni lu symbolique la ci dëkk boobu di dëkku diine dëkku lislaam dëkku jàngkatu alxuraan ñu am lien ak Cheikhul Khadim mu nekk loo xam ni lu extraordinaire la alors tey jii ñu gis ni docteur Fall songé wul benn yoon comportement bien vrai que ni nasaraan bi jàng na ci ba li mu ci war a am mu am ka ci mais toujours yaa ngi nekk ci cap bi nga xam ni moom mooy kabu doomu taalibe loolu ci éducation la. absolument loolu éducation la te dafa am solo gis nga alxuraan ku mu jëkk dugg sa dënn ñu am la noonu la façonné wax naa la ne la. man sama papa ñu ko xam ni ñàkkul woon et pourtant bu mu nu jàngal alxuraan daf nu yóbbu Ndakaaru nu yalwaan mais yalwaan beet du yalwaanu ñàkk waaye yooyu yëpp ci tarbiya la am noonu mu lay façonné bi nga xam ni toj xol bi nga xam ne foo mënti dugg ci àddina loo mënti dugg li nga xam ni moom lañ la nàmpatal doo ko mës a bàyyi donc loolu nga laaj léegi effectivement éducation la te mësuñu changé parce que xam nga parfois nga dem université maa ngi rappelé nga dem université gis fa ay Ibadu Rahman ñi nga xam ne fa ñu les frères musulmans di jeex université parce que man at ma demee juste at moom la suñu jàkku université commencé mu bëri influence mais mosuma changé benn yoon. toujours li nga xam ne man sama waaj noonu laa mas a comporté woo. mais docteur sa parcours dégg nga li nga xam ne sunu maanaam. Natango di leen a jëy wax na ko ci sa portrait maanaam du ñu gis benn humilité boo xam ne dafa nekk ci yow ñi ma jóge ñëpp waxanteek ñoom laaj leen dañuy wax ni docteur Fall c'est un homme social alors social boobu ngay dund tey jii lan moo la ko jox. waaw toujours rek damay dellu xam nga di wax sa bopp sax dafa xaw jafe mais toujours rek damay dellu si samay waajur. parce que man sama papa ku social la woon parce que macha allah dafa bari woon ay doomu ay sœuram yi ay jigéen rek nu ñu woon ak ay jarbaatam donc suñu kër macha allah nekk kër gu rëy ci loolu daanaka mën naa wax ji social boobu foofu laa ko nàmpatale parce que suñu kër gu rëy la woon donc wàllu social boobu wàllu ndimbal boobu ci moom nag daanaka suñu jógee Dakar suñu ñëwee daanaka boobu amoon dara mais ku nekk ci ñun daf lay jox dara ni la kii am lii jox sa bàjjan xam nga loolu ma ngi lay déjà di la wan ne la addina partage la mi ngi lay nampatal ci lu baax ci lu baax ne addina partage la addina loo am bu ko lekk yow kenn mais na nga fexe ba sa mbokk mi am ci dara parce que loolu mooy nit parce que fekkee man la ma am rek lekk man kenn su boobaa tekkuma dara parce que nit ki da nga am njariñ donc loolu déjà très tôt suñu ay waajur duñu ci tegtal ñun lépp la ngeen am na ngeen ko bokk ak seen ay mbokk donc wàllu social bi foofu la jóge voilà docteur ñu dugg nag soobu ci sa wàllu liggéey tey jii yaa ngi nekk pharmacien après say jàng da nga dellu si biir réew mi wax na ko ci li nga xam ne mooy portrait bi nga dugg ci privé bi après privé bi yàggul dara nga dugg soobu ci fonction publique bi fonction publique nag moom en général des fois duñuy gis ni ndaw ñu bëri duñuy wax ni fonction publique moom ci wàllu réew mu Afrique moom
taxu kaa demee noonu alors est-ce que ci wàllu woo tamit que bi nga sooboo ci wàllu fonction publique amoo ci rëccu aussi. déedéet amu ci rëccu parce que lan laa remarqué moo di fonction publique daf lay tàggat ci liggéey ci sa respecté liggéey ñëw heure parce que nit toujours dafa war continuer di jàng ci fonction publique dafa am solo parce que képp ka nga xam ne jaar na fonction publique respecté liggéeyam soo ko comparé ak ki nga xam ne jaaru fonction publique li ci ëpp fonction publique moo koy ëpp expérience te expérience dafa am solo parce que man mën naa wax ni sama jaar fonction publique def naa fi ay ati peut-être 20 ans dimbal na ma bay bi nga xam ne ubbi naa sama truc privé loolu yombal na sama liggéey te loolu fonction publique moom ko jox. mais docteur Fall yëngatuwul ci wàllu politique. mas naa si jaar parce que bi nga xam ne juste jóge naa université nekk jeune xam nga rek jeune dafay fugg dafay kii duggoon naa ci ba temps wu PRDS ma duggoon naa ci tuuti ànd ak sama mag député Cheikh Mbacké mu ñëpp xam waaye après dama mujj rétracté wu parce que dama gis ni sama fonction mun a ànd ak wàllu xam nga politique moom soo nekkee politique camp bi nga nekk bi yeneen camp yi mën nañu lay xoole loo mën ma am nu ñu lay xoole wala ñi nga xam ne nu ñu la war jógee nu ñu la war sauver te man comme pharmacie laa def te ku wax pharmacie wax social ku wax pharmacie wax nitu nit yi loolu xawoon na ma gàllankoor bokk ci li ma gàllankoor bay. mais est-ce que loolu aussi tamit kay tàncu la téyewu la fi nga waroon egg comme ça ay morom nga egg fa parce que du ñu xam ni Afrique moom soo politiquewul li nga war a am li nga bëgg am doo ko am même su fekkee ni am nga compétence. waaw loolu pour man yaakaaruma ko parce que man naka jekk dama jàpp ni daal ni réussir du rek politique réussir mooy li nga xam ni yaa ngi ciy yëngu nga def sa jom. def si lépp la nga xam ne war nañ ko def li des na nga bàyyi ak yàlla sa borom suñu borom si loolu si aussi yàlla dimbali na ma si parce que su fekkee siiw la alhamdulilah muy même 5e bi nga xam ne sama pharmacie fa la nekk kooku moom macha allah donc man naka jekk politique sax du woon sama bëgg-bëgg en vrai dire parce que. du sa bëgg-bëgg mais est-ce que tàncu la est-ce que tàncu la ci li nga xam ne tey war nga ko am ndax jàng nga li la may tey jii nga am rang ministériel am rang maanaam directeur général est-ce que tey jii loolu tàncu la parce que comme ni mu la ko waxee ku politiqueul toujours loo am xam-xam loo am grade tamit que dafay des. bon man personnellement man toujours damay dellu si lu ma wax sànq Babacar tënku ma parce que man dama jàpp ni lépp la nga xam ni njàng mi nga xam ne moom laa choisiroon muy pharmacie jàng bu wër ba ñëw njàng moomu teral na ma waaw ci nit teraanga rek lay wut parce que même c'est que da nga dugg si politique bi nekk directeur général nekk ministre toujours teraanga rek la ci teraanga la jooju yàlla mën na ko jox feneen ba nga xam ni xëy na sax ñu bari suñu nit ci sax dañu la xam xëy na peut-être xëy na pour ñu wax sa tur pour ñu xam ko di loolu man dama gis ni tàncu ma dañu vraiment di fii rëccu mu ci dara aussi voilà yaa ngi ci tey ji pharmacie di ci yëngatu ñu nekk ci maanaam période boo xam ni bu xaw a spécial la ci li nga xam ne mooy coronavirus bi ñu gis ni situation bi nga xam ne tey jii ñoo ngi koy dund nekk na loo xam ni lu xaw a lëmbal àdduna bi la mais dafa mel na léegi population mauritanienne yi léegi wala sax africaine en général wala dans le monde entier sax léegi ñoo ngi miss maanaam coronavirus bi parce que soo gisee jikko yi nga xam ne moom la daan dundee avant coronavirus bi jikko yooyu tey jii mi ngi dem dafa mel na kon population yi faaleetunu li nga xam ne mooy coronavirus bi lan mooy sa jàngat. waaw loolu daanaka njàng la ba nga xam ne comme ni nga ko waxee léegi même ci Afrique du rek Mauritanie parce que coronavirus daf comme ni ñu ko waxoon dafa nekkoon feebar ba nga xam ni daanaka ñu bare xamuñ ci woon lu bare pays yëpp ci yemoon nañ niveau connaissance pays yëpp ñoo ci yemoon mais soo gisee puisque mu gën a avancé dëkk yi seen bopp di changer seen stratégie lu ko waral parce que chaque fois dañoo am lu bees da nga xam ni moo na tax di déconfiner nit yi su ñu demee ba yàgg ñu ne non léegi le port de masque est obligatoire xam nga yooyu yëpp bu njëkk dañuy waxoon daal ni kuy saqar rek mooy au début loolu la ñu waxoon ñu mujj damay nekk le port de masque parce que masque bi gis nañu ni loolu mooy aar nit bi mais lu tax nit di soo gisee nit di bàyyeeku moo di coronavirus xam nañ ni léegi benn dëgg la dafay contaminé xëy na loolu rek moo nekk lu spécial contamination bu gaaw bi kooku benn la
ñaareel ba moo di pourtant lu muy rey dañuy wax rek mais lu muy rey sax barewul parce que société yi nga xam ne ñooy suivre kii bu baax li pëli du rey wala li nga xam ne waaw insuffisance rénale di ko rey wala tension di ko rey daanaka corona reyu ko waaye comme nekk na la nga xam ne pandémie la nga xam ne dëkk yëpp laaloo ñëpp comme yéen journalistes yi ngeen commencé ko yuuxu loolu moo tax mu am cachet spécial boobu. Effectivement parce que gaañ yi duñ ko médiatiser. dégg naa barki démb le directeur de la santé Sidou Zahef di ko wax mu def ci discours boo am solo que nit ñi nanu dund lii nga xam ne mooy coronavirus bi. Absolument. Et c'est une maladie comme toutes les autres maladies. loolu je pense que c'est un message fort te yéen aussi tamit am ngeen ci part de responsabilité surtout yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci pharmacie yi ñi di ñëw di leen seet si war ngeen di aussi tamit que di def sensibilisation boobu. à votre niveau loolu man très tôt laa ni ñi nga xam ne ñi sama jegal na ñoom ma waxtaan ak ñoom man leen ala kulli xaalin virus bi dunoo dund ak moom mais dund bi nag parce que dafa nekk maladie boo xam ne maladie préventive c'est-à-dire que prévention la laaj. prévention moo di il faut que lu ñu doon wax dëkk ñu tudd ñu koy def mooy ñu takk masque yi saa boo dee génn nga takk sa masque parce que su ma takkee masque Babacar te comme ni ñu doon takk sa masque maa ngi lay protéger yaa ngi may protéger Babacar loolu la takk masque yi am solo parce que lépp li ngay wax dafay yem si yow man lépp lu wax dafa yem si man kooku benn la respecte noonu aussi distanciation yi kooku aussi dafa am solo di raxas loxo yi parce que raxas loxo du rek xëy na corona moo ko indi mais gis nga soo dee raxas loxo bari na ay feebar yi nga xam ne dafay bokk ci feebaru biir buy daw feebar yi nga xam ne feebaru pulmonaire la yàlla dafa la si sutura du sa corona rek donc set googu dafa am solo donc virus bi il faut que nit yi apprendre à vivre avec docteur du ñuy dem à la régie ndaxte am na ay éléments yoo xam ne def nañ ko ñu ànd ak sunu réalisateur Trice Maymouna Mintou Wova Mohamed Ould Bakar mi nga xam ne moo nekk fële ca Inject ñu jox nu sunu premier élément di question directe am na koo xam ne dafa la laaj question su ko defee ñu dem dellu soit ci plateau bi nga tontu ci. di nuyu docteur Fall di nuyu Babacar ak caméraman am bi bon première question bi mu doon laaj docteur mooy dama ko doon laaj si wàllu jàngam est-ce que médecine bi mu def pharmacien bi est-ce que bon kiyam la woon pension am la woon wala dafa dem ba am bac mu doogam dem suivre que deuxième bi moo doon est-ce que deuxième question bi muy may wax docteur moo doon docteur mooy gis naa ni gars yi am na yenn médicaments yoo xam ne kenn mënu ko jaay lu du ordonnance yan inconvénient moo si mën fekk médecin bi bon troisième question yi mooy gis naa benn calme si moom quel que soit alpha lu mënti am si pharmacie bi su ñëwee ak diggante clients yi ak vendeur de pharmacie yi suñ day am benn polémique mais moom su ñëwee da koy régler calmement dama ko doon laaj loolu est-ce que éducation si ay famille am la ou bien lu mu jàng si santé bi la. waaw question bu njëkk bi choix wu pharmacie mën naa wax du woon sama choix parce que man yàlla dimbali na ma daanaka dama dugg école rek ni damay nekk docteur kooku dafa mas nekk sama bëgg-bëgg bi ma jàngee bay am sama bac ma war def sama demande pour jàngi extérieur en bourse bi ma defee demande bi Gabon laa choisir woon pour def médecine boobu am na sama benn mag bu ñu wax Fayli Fall moo daan liggéey impôt nit gu baax bu ñëpp xam naka yàlla xare àjjana nit gu baax mu ni ma mu di ñu ci ma ni ma ren bourse Gabon amul bi ma ko waxee mu ni ma donc léegi il faut que ñu dellu kër ga ñu changer demande bi ci gaawantu boobu bi may changer demande bi au lieu ma def comme médecine mais ma def pharmacie Dakar médecine Maroc informatique Algérie noonu laa tëggee woon sama demande ba bu ñu ko yóbboo mu ci commission bi réuni mu génn ñu ni pharmacie Dakar ma xaw a am tuuti naqar daal waaye toujours que yàlla li nga xam ne yàlla ku mu dimbali dafay dimbali rek yàlla def bi ma demee ma fekk fa sama mag ko nga xam ne moom tamit docteur pharmacien la Talla Fall mu dem ku baax nekkoon hôpital national léegi dem na retraite maa ngi koy nuyu au passage nit gu baax la moom tamit bi ma koy mu ne ma dem ma ne ko man pharmacie nañu ma orienté te man médecine laa bëggoon def ndeysaan mu ne ma xanaa du yow xaalis rek nga bëgg ma ne ko waaw bëgg naa xaalis de mu ne ma pharmacie moo ëpp xaalis médecine c'est que loolu da ngay wut njàng mu baax te puis muy pharmacie njàng mu baax la ci loolu laa ne ko kon
damay kon nii laa defee pharmacie mais regretté mu ko parce que lii may def jàpp naa su ma nekkoon médecin du ma ko def. doo ko def ñaareelu question bi. ñaareelu question bi nag dégguma ko bu baax parce que je pense que daf ni benn bi daf ni. dafa ni ñaareelu question bi dafa ni médicament yi nga xam ni dañ koy jaay sans maanaam. sans ordonnance des fois médecin bi lan la ko ci mën indi pharmacien bi. pharmacien bi waaw xam nga pharmacie dafa am ay pàcc dafa am ay garab yi nga xam ni jox nañ ko pharmacien bi pour mu joxe ko parce que dafa am ñaari mbir dafa am prescription kooku médecin bi moo ko moom. mu am dispensation maanaam jël garab jox malade kooku médecin bi moo ko pharmacien bi moo ko moom. te ñoom ñaar ñëpp ñi muy prescription mu dispensation bi moom la ñoo wax. acte médical la donc pharmacien bi ci biir pharmacien am na ay garab yi nga xam ni loi bi jox na ko pour mu jox ko malade bi sans problème mais am na ay yenn garab yi nga xam ni mënu ko joxe te amul ordonnance daa but ordonnance waaw loolu lay demee te daanaka soo xoolee garab yi nga xam ni moom la pharmacien bi toujours di conseil wala moo joxe daanaka ñoo ëpp sax garab yi nga xam ne moom il faut une ordonnance. dal bi li mu laaj mooy ñetteelu question bi nee na gis na si yow benn dal des fois même sunu amee ay problème ak yenn clients yi soo ñëwee daa am benn. waaw loolu yëpp benn bi expérience la ñaari ba aussi liggéey bu ñuy liggéey dafa laaj dal dafa laaj officiel moom laay wax toujours ñi ma liggéey la man ne liggéey bi benn dafa laaj dal dafa laaj aussi seetlu su nit yi bare toujours da nga di teg di xool nit di gu nekk nga xool ko man daana su ma ñëwee pharmacie bi xaw bari nit su ma ñëwee dama taxaw ci gannaaw di seet nit yi parce que xam nga nit am na xam ne noo ko seet ci kanam rek daa ko mën a jàngat. donc loolu daanaka liggéey bi moo ko laaj. docteur Fall ñu ñëw ci benn poñ bu am solo balaa ñuy ñëw ci sunu yeneen élément mooy gis nañu tey jii ci wàllu pharmacie am na loo xam ni inconvénient la maanaam médicament périmé yi da ngay gis ñoo xam ni wala sax médicament falsifié comme nun ko mënti tuddee mu bare ci pharmacie yi gis nañu avec l'arrivée du nouveau ministre am na xëy na lu bare loo xam ne soppeeku na bare na pharmacie yoo xam ne tëj nañ leen am na yoo xam ne ñoo ngi koy structuré mais ça pose toujours problème nan la mbir mi di ñëwee ci biir réew Mauritanie yéen pharmacie yéen am seen lobby ak seen taxawaay benn taxawaay boo xam ne da ngeen koy def ngir am koppar et puis lor askan wi. waaw xam nga loolu gaa d'abord réew yëpp la daanaka àddina bi toujours rek faux médicament saa bu nekk nga dégg faux médicament wala médicament falsifié mais pour cas Mauritanie dëgg la am na fi waaye xam nga cas Mauritanie dafa nekk cas ba nga xam ne dafa xaw spécial parce que xam nga pharmacie monopole la soo jàngee pharmacie yow rek yaa am droit manipuler médicament keneen ku du pharmacie du mën a manipuler médicament. et loolu ça pose problème. parce que bari na ñoo xam ne tey jii ñoo ngi ci métier bi jànguñu ko jàngaanuñu ko. absolument te loolu yaakaar naa ne mooy xeexu pharmacien yi ci Mauritanie le médicament au pharmacien médicament ci dafa war a delloo pharmacien ci pharmacien ñoo ko war moom ñoo ko war a manipuler keneen ku jàngul pharmacie war loolu laal médicament waaye malheureusement comme ñun barewuñu woon pharmacien yi nga xam ne ñoo fi jëkk a ñëw barewuñu woon. amoon nañu benn ministre ba nga xam ne léegi saan faatu na yal na ko yàlla yërëm moo waxoon léegi comme léegi barewuñu état bi dañ ne léegi pharmacien yi léegi nu ñu associé ak homme d'affaires yi pour ñu ubbi pharmacie nga xam ne pour nga ubbi pharmacie il faut nga associé ak homme d'affaires xëy na pharmacien bi su ñëwee début bi du am xaalis pour ubbi te normalement état bi moo ko war accompagner pour mu ubbi après mu fay waaye ñun nag ñun nañu association boobu nag xëy na moo indi dérapage yu bare parce que rare léegi commencé nga sa gis léegi pharmaciens yi di am seen pharmacie comme man comme docteur Fall comme docteur Sy bare ñu ngi bare te loolu yëpp loolu mooy sécuriser circuit médicament bi mais tant que ñi ngee bàyyi ñi nga xam ni liggéeyuñ ci pharmacie loolu toujours dafa indi faux médicament parce que xam nga Babacar médicament dafa nekk la nga xam ni dafa sensible trop waaw te ka nga xam ne moo ko warul laal parce que dafa am ñaari aspect dafa aspect commercial am aspect réglementaire maanaam dafa am aspect loo nga xam ne loi bi moo ko kii am aspect ba nga xam ne commercial boobu nag ñu bare foofu nañoo prox ndollu pour yàq mbir mi mais est-ce que tey jii am nga jàngat boo xam ne am na soppeeku bu ci am boobaak léegi waaw mi ngi soppeeku nànk-nànk wax dëgg mais des na ba tey lu bare parce que man toujours dans nos réunions loolu laay wax loolu laay gëm moo di pharmacie boo dugg da nga ko war a nekk un pharmacien propriétaire loolu mooy yoon
pharmacie boo dugg da nga dugg pharmacien propriétaire parce que même grossiste yi mën nañu ko seet sax homme d'affaires yi mais même grossiste da nga gis benn grossiste ba nga xam ni homme d'affaires moo ko moom day pare am ay pharmacie ça pose problème ci warul am. est-ce que ci loolu am ngeen lu ngeen tënk gisante ak jëwriñ ji waxtaan ak moom ci loolu ngir aussi tamit que lu bare moom mu mën ko saafara bien vrai que ni moom ci domaine bi la nekk te que aussi tamit ku ci am taxawaay la. waaw loolu association bi ñu ngi ci liggéey d'ailleurs damay profiter ci occasion bi pour remercier ministre bi ci benn acte mu def ci wàllu liggéey bi moo di bu mu ñëwee lu mu njëkk a def moo di pharmacie ñu respecte distance bi. pourtant distance mi ngi fi depuis 1960. xam nañu benn pharmacie ak beneen pharmacie 200 mètres minimum moo war nekk seen diggante. waaw mais gis nga hôpital national nu mu meloon. bu njëkk moom comme boutique. ma ngoog te pharmacie du boutique. donc loolu nu ngi ci gërëm ministre bu baax ñaari ba aussi tarification bi maanaam prix yi du yëpp mais am na yenn prix yi nga xam ne ñu ngi commencé ba maanaam soo jógee fii ba Abdoul Bagru même prix nga gis. médicament kooku dafa am solo. parce que médicament nekkul la nga xam ni. nekkul ko mburu nekkul nga xam ne lu la neex déedéet médicament population bi daf koy soxla donc il faut que mu am na nga xam ne ñu tekk ci raay bi yoon ba nga xam ne ci la war dox loolu mooy médicament te loolu am ngeen ci yaakaar ci loolu bon noo ngi cee dem wax dëgg yàlla am nañu yaakaar daal ne xëy na dana gën progresser pour wax daal jox pharmacien seen gëdd. Voilà docteur Fall am na nag jaar-jaar boo xam ni def nañ ko gëstu nañu def nañu loo xam ne xëy na mbetteel lay doon tey ji ci yow ci plateau bi nga koy yëgee dem nañu seeti ñenn ci sa ay jogewaale loo yëgul ñu ànd ak sunu réalisatrice Maymouna Mintova ak waa madame Inject Mouhamed Bakar ak ñi mu àndal ñu ak sunu coordinatrice bien sûr Maritou Gueye ñu jox nu sunu premier élément témoignage dem dellu sax ci plateau bi. yéen ngeen koy tuddee docteur Ahmed waaye man Serigne rek laa koy wax ndax itam dafa wuyu ci wàll googu bu baax a baax loolu la doon avant muy nekk docteur sama lépp la sama doom la sama rakk la encore direct. xam nga mbokk gànnaar waaye li nga ma laaj même su ma ko mënoon wax awalan temps bi xeju ci waaye même su xejoon ci temps bi du ma ko wax yëpp ndax damay daw cet jaamu yàlla bu baax a baax la ku bëgg ay mbokkam la loolu mooy jikko jullit moom la yonent bi santaane sallallahu alayhi wa sallam xam nga nit gi su baaxee te baaxul ci ay mbokkam kooku baaxul ndax wolof dañu ni bu ñu nee diw baax na ñu ne ndax ay mbokkam ñoo ko wax diw am na xam-xam ndax borom xam-xam yi ñoo ko wax ay sëñ Ahmed li ma xam ci moom bare na yàlla def na jullite la comme ni ma waxoon léegi te lu mu ñàkk ay mbokkam ñoo ko xañ yàlla musal na ko ci lenn mooy nekk sàmba àllar ndax arab ba dafa wax wa man yaj'al al ma'rufa fi ghayri ahlihi yakun hamduhu zamman alayhi wa yandami mu ne ki nga xamante ni dafa am lu baaxam lu muy def waaye mu dem def ko fu mu ko warul def loolu dalu ko mu ne kooku lan mooy ngërëmam ki nga xamante ni dafa jël li mu war a def ko feneen fu mu ko warul def mu ni cantam ga ñu koy sant ak di ko gërëm mooy di ko ŋàñña rek ndax même bu ko ay jaambur gërëmee moom ci boppam dana rus sax ñu koy gërëm ci kanami mbokkam yi mu ko waroon def te defalu leen ko macha allah comme ni ma la waxoon départ bi
damay moytu cet ñoo ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko yëkkati ko am na jom am na fulla am na fayda laab na biir li ko yàlla jox yéene na ko jaamu yàlla yi mënul gàntu loolu bokk na ci li ma xam ci moom ci tuut te loolu toq ndox la ci géej. Babacar kii bett na ma lool parce que gëmu woon ni tudd daa ngeen dem fii parce que kii sama lépp la suñu ñaan ndey ñoo bokk ndey ak baay yaayam yar sama yaay xam kon sama yëpp la waaw day xam ni yu mu wax yi dafa nekk lu profond daal ci man mu nekk sama mag nekk sama kilifa sama lépp la waaw te lu mu wax lii wax dëgg yàlla daf ma laal daal daf la laal voilà xeltu nag particularité bi lii la mooy émotion bi voilà mooy émotion bi mooy xëy na jooy bi loo xam ni peut-être que am na ñu bëri ñoo xam ne loolu moo leen ci frappé parce que nit ki il faut que ay mbokkam xam ko du ñu tardé parce que xam naa ni dinaa la bett mais dinaa la jégalu après ñu demaat si sunu deuxième élément ci beneen témoignage ànd ak waa maanaam régie ak waa sama réalisatrice ñu dem dellusiwaat ci plateau bi. sama papa su ma bëggoon waxtaan si moom day doon jafe ndax àdduna dafa am ñaari catégorie de personnes dafa am ñi nga xamante ni dañu bari qualité ba tax na boo leen xoolee sax doo gis ñoom lu dul qualité malgré le défaut am nit ñi nga xam ne si àdduna bi dañu bari défaut ba boo leen xoolee sax doo gis leneen lu dul ay défaut si ñoom malgré la qualité te sama papa dafa bokk si catégorie yi nga xamante ni dañu bari qualité macha allah ba boo leen xoolee sax ay qualité ngay gis si ñoom ngir waxtaanee sama papa nag day doon lu jafe ba tax na ngeen comprendre li may wax damay tënk sama waxtaan ci ñaari point yu essentiel bu njëkk bi mooy sama papa ku am diine la surtout wàllum Quran macha allah bi ma juddoo ba léegi bi ma xàmmee ba léegi musuma toog bés te gisuma sama papa yorewul Quran karim musuma gis te dëgg laay wax bi ma juddoo ba léegi musuma toog bés te gisuma sama papa yore Quran karim ba tax na même boo demee sax ci li bërëbu liggéeykaayam wala këram wala même boo demee village ci këram sax fépp foo dem ci téléphone am daa fekk Qur'anu karim macha allah wàllum Qur'anu karim macha allah importance bi mu xam ci Qur'an xam Qur'an njëriñ bi mu ko mën apporter moo tax dafa bëgg Qur'an ba tax na fi moment boo ko fekk ngi jàng Qur'an ñun jeunes yi ñu amee accro ci wàllum WhatsApp moom nag au retour moom accoutumance bi ci Qur'an la ko am ba tax na tamit dafa jox respect Qur'an. deuxième point bi may lancé nag mooy sama papa borom baax la macha allah borom baax la wax dëgg fa yàlla borom baax la ndax non seulement nitu jàmm la te dafa bëgg ay njabootam bëgg mbokkam tamit jëriñ ay mbokkam te si biir ñaari point yooyu nag ma jël nag ñaari point yooyu bokk na si lu tax sama papa développé 5 qualités yi ma leen di citer léegi première qualité bi mu njëkk a développé mooy sama papa macha allah dafa tabe ñi may seetaan la plupart xam nañ li ma wax. te yàlla mu ngi may seet sama papa macha allah ku tabe la deuxième qualité bi mooy sama papa c'est un responsable nag boo ko waxee dafa rëy am na fulla fayda yëpp mën na macha allah sama papa nag boo demee si moom daa fekk fulla daa fa fekk jom daa fa fekk fayda daa fa fekk personnalité te surtout fayda macha allah sama papa li ma bëri jàmm yëpp ku am fayda la troisième qualité bi may cité nag mooy jàmbaar la bala nga xam jàmbaar dëgg-dëgg la mu raconté la jaar-jaaram bu la raconté jaar-jaaram nga xam ne kii muñkat la te premier mbir mi nga xamante ni mën nga ko distinguer ci jàmbaar mooy muñ te muñkat foo ko fekk jàmbaar lay doon te sama papa macha allah jàmbaar la te muñkat la quatrième qualité mooy que sama papa ku am kóllëre la loolu man constat ba man maa ko defal sama bopp ndax
ma seetlu ni depuis ñi nga xamante ni mas na am ak ñoom relation depuis des années je ne sais pas 1900 wala 2000 ba léegi ni boo xoolee ba xool seen relation mi ngi continuer ba léegi macha allah nitum kóllëre la te dernier qualité bi may mujjee nag mënu ma wax qualité yëpp ndax su ma bëggee wax qualité bi damay mujjee réer wala wax qualité yi nga xamante ni waxoon naa ko pare ba tax na qualité bi may mujjee daal mooy kilifa la te côté boobu dama si sant yàlla bi ma yàlla joxee papa ji ba pare def si moom qualité yi ba tax na daf ñu éduquer fu mu ñu war a éduquer lépp li nga xamante ni bàyyi war na ko si doom def na ko si ñun mooy wàllum diine macha allah wàllum quranul karim xam-xam si wàllum quran ak diine islam deuxièmement mooy la base xale base jeune base mag mooy yar def na ko si ñun. te moom laal naa la bu baax a baax a baax. waaw kii moom laay tudd sama doom la mu laa tudd sama benn rakk mu doon wax léegi sama doom baay bi. di santaat yàlla rek parce que dëgg yàlla bon. xol bi daal fees na tey. voilà ñu dem ci sunu troisième et dernier élément kii ku la xam. defe naa ni gannaaw sa waajur bu jigéen sa waajur bu góor kii moo la gën a xam nag ci ñi nga xam ni wan naa la ko yépp nekk aussi tamit que ci ay kàddoom sa complicité ñu ànd ak sunu régie moo wan sunu dernier élément. Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan waaw ki nga ma laaj moom. laaj nga ma koo xam ne xam naa ko lool te man wax ci moom li ma war wax ci moom nag émission bi xejul ci émission bi mais quand même dinaa la ci baaxee li nga xam ne moo ci ëpp solo muy koo xam ni sama borom kër la di sama nijaay di mag ci man di lépp ci man mooy sama lépp daal ci gàttal mooy sama lépp ma xam ci moom nag muy nit ku am diine nit ku bëgg alxuraan macha allah alxuraan moom bëgg na ko lool foo ko fekk rek mi ngi ak kaamilu alxuraanam ba ci liggéeyukaayam bay buy voyager balaa muy tal yéreem fu muy tef alxuraan bi loolu lay njëkk toppatoo ba pare mu nekk tamit nit ku am sutura nekk nit ku baax nekk tam nit ku tabe nit ku yaatu ku bëgg ñëpp faal bañul kenn ñëpp la bëgg mu nekk nit koo xam ne benn doom bu góor la si yaayam ay jigéen rek la am ay jigéenam yooyu ñoo ko gënal ay bëtam yi muy xoolee mu nekk nit ku bëgg njaboot macha allah lépp lu njabootam bëgg suba ba ngoon faal dana ci taxaw parfois sax man maay bañ nekk xale dañ ko yemal ci place xale du lu mu bëgg rek nga defal ko mu nekk nit koo xam ni ku yaatu la nit koo xam ni ku am cofeel ci doomu aadama la nekk nit ku nga xamante ni lu passé fàtte nag surtout lu bon boo koy fàttali parfois daf naa ne loolu est-ce que amoon na fi parfois dama naan ko yi ngay def yaa ko tey mun ma wallaahi fàtte naa ko mu nekk nit koo xam ne bëggul ko fàttali lu bon wala lu ñaaw moom bu doon sagoom moom côté positif rek lay xoole ci nit du xool mukk côté négatif su ma demee ba parfois ma mer ci dara mun ma déedéet soxna si bul mer yow doo nitu problème bu ko jàppee noonu jàppee ko côté positif rek mais bu ko jàppee côté négatif ba tax na faal tey bu fekkoon da nga taxaw ne koy wax ci faal ay mbokkam du ñu wax jàmbur yi ñoo ñëw taxaw ndax lépp lu muy def ci mbokk rek man koy def ci jàmbur te lépp li muy def nag loxo nday jooram bëggul càmmooyam yëkk lépp lu muy def ci sutura la koy defee macha allah faal ku am kersa la koo xam ne dafa ragal xalaagu nit ba nga xam ne pour moom su waxee ak yow rek yow am nga lu la metti pour moom li mu la wax blessé na la naqadi na la ba tax lu mu war waxee ak nit sax du ko waxee ak nit ndax kersa gi nekk ci moom mu nekk nit ku am kersa nekk vraiment nit ku yaatu ku bëgg njaboot macha allah waxoon naa ko dégg nga nit ku baax daal sama diggante ak moom nag man duma ci wax ndax su ma ci waxee rek cat daf ciy dugg ndax nañ seen bopp seen bët. Babacar man Fall lu mu bëgg rek bëgg naa ko complicité bu wóor moo nekk sama diggante ak Fall Fall bëgg na ma Fall wóolu na ma Fall fonk na ma jox na ma cër am na fu ma teg Fall bu romboon fii nga ne kii xaju arama sax dana ko yëkkati sanga ko mu set teg ko fu jekk waxatuma la ak samay xarit ak samay àndandoo rawatina samay mbokk li muy def ci ñoom lii may wax képp ku ko dégg daa xam ni sosu mag rawatina sama ay mbokk man ak moom dafa am complicité boo xam ne dafa dem ba yërmandi dugg Fall dafa ma yërëm Fall bëggul lu ma naqati
Fall bu waxee ak man tuuti rek day yaakaar ne li ma wax xaw na ñagas ci man daf ciy toppaat di ko rectifier waat fekk tindu dara man jëliw ma ko nee na Fall lépp lu mu bëgg rek Babacar wallahi su ma ko waxee dañuy wax naan li muy wax dëgg ci moom mais man bëgg naa ko Fall bu jógoon tey bëgg takk man maa ko ciy jàppale ndax man tey yaay laa man nekkatuma soxna Babacar man maa yaay ci kër gi. Fall Babacar défaut xam Fall Babacar jikko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yor xam nga luy défaut te ma gis ko ci moom mooy kersa gi mu am ci nit ba dul wax nit dëgg gu mu ko war wax kersa googu mu am ba nga xamante ni nu mu war waxi ni dëgg du ko wax man défaut boobu dong laa gis ci Fall Babacar su ma gisoon beneen défaut ci moom dama koy wax mais nag yàlla def na gisuma défaut ci moom. kooku moom Babacar ginaar Fall ginaar xam nga Babacar Fall boo ko fekkee fi muy lekk ginaar ba yëy yax yi ba mu mokk dama koy tooñ ba naan ko yow ni nga liggéeyee yax yi ñaaw na de ginaar moom plat préféré la bëgg na tam pigeon bëgg na ko trop gannaawam yaasa yooyu daal ay plat préféré la yoo xam ne boo ko toggalee moom waxtaan bi dana neex lépp dina neex daal jàmm rek ngay am. man Fall li ma koy ñaanal damay ñaan yàlla sama borom bi mu bàyyentenu man ak moom ñu dund téeméeri at te mu ànd ak wér ak mujj gu rafet. Fall damay ñaan yàlla mu bàyyi ko ci sunu kanam mu sampaka mu mel ne jiin bu nekk ci digg kër ndax Fall dafa boot njabootam moo yaatu ma koy ñaanal nag gudd fan googu ak wér ak wérle ak mujj gu rafet yàlla barkeel lépp li moo def yàlla jubal njabootam gi nu bokk yàlla teg leen ci yoonu siraatal mustaqim def leen ni njaboot gu am diine njaboot gu jëriñ diine ji njaboot gu jëriñ société bi njaboot gu barkeel nu fekke seen njëriñ te rafet ko fekke doon njaboot goo xam ne Fall daf leen di tiitaroo ma leen di tiitaroo loolu laa am di ko ñaanal Fall gannaawam Babacar maa ngi lay nuyu di la sant di la ziar di kontaan trop nag ci li nga ma defal ndax sama allaaji bi lépp lu ko nit defal daal ci loo xam ne mbégte laa doon ci man dama lay remercier di ci kontaan jërëjëf merci beaucoup Babacar. Fall. waaw Babacar émission bi moom macha allah parce que indi ngi si ñaar yi nga xam ni ñu sonn ci man mooy ki jëkk gën a mooy Cheikh Ibrahim Fall. xam naa ne la bu mu defee témoignage yi amatu moon dara lu mu ci teg parce que dafa nekk sama lépp daanaka bokkan ci ma jëkk jox livre may livre bi nga xam ne maa ngi commencé jàng yàlla joxoon ko teraanga mu defal ma lu nekk daanaka man ba mu nekk jeune ñëw moon sama benn jeune sama benn morom waaw parce que lépp lu jeune daan am rek soit sama waajur jox na ma ko wala moom mi nekk sama mag defal na ma ko ki mu jëkki nag mooy sama soxna moom mooy sama lépp parce que yàlla dafa def comme nu mu ko waxee sama jarbaat la yàlla def ma dénkoon ko mu nekk jigéen bu bari qualité du jeeg lu mu nekk sama soxna moo tax waaye dama ko nattu ci yu bari parce que 22 ans 23 ans de mariage mi ngi bari mi ngi yàgg te mën a ko fu nekk waaw donc mën a wax ci moom nii mu mën a wax ci man noonu laa mën a wax ci moom mu nekk jigéen ju baax jigéen ju foo ko yemale foofa la yem jigéen ju mu fonk aussi ba tax na man émission bi daf ma tuuti Babacar waaw wax dina maanaam sa mbëggum ganaar waaw docteur yow mii nekk ci pharmacie di lekk ganaar ba yeey yaxi doy na waar de kooku xam naa damay tooj rek waaye bëgg naa ganaar parce que société alimentation yi toujours yàpp ganaar moo gën woyof wala yàpp pigeon moo gën woyof donc loolu rek la waaye mais am na lu ma ko laaj loo xam ni wax na ci ak dëggu tooñ naa ko sax laaj que ni que waaw su sëñ bi demoon ba ni day takk ñaareel lan nga ci yëg mu ni moom su boobaa soo ko bëggoon dafay bëgg li nga bëgg li moom moo koy def est-ce que parce que complicité nag loolu mooy maanaam origine u xeltu émission bi contexte boobu lay demee est-ce que tey jii docteur Fall est polygame docteur Fall est toujours polygame du ma ni man du ma polygamie waaye maa ngi sant yàlla bi mu dénkee soxna ba nga xam ni nekk na lépp ci man nekk na premier nekk na deuxième nekk na quatrième. kon ça veut dire tëj na. déedéet àddina doo doxe noonu du mu ni tëju ma tëj parce que li yàlla indi moo xam waaye kii nga xam ne yàlla dénk na ma ko maa ngi ci sant yàlla bu baax parce que lu bari gis naa ko ci moom ba nga xam ni
namu ma ñaareel namu ma ñetteel. tey du ma ne nag du ma ko def. voilà très bien docteur Fall émission bi mi ngi jeex mais dama bëggoon balaa ñuy tëj émission bi nga wax ma tey en tant que sa jaar-jaar tellement riche bi nga xam ne tey jii ku la seetaan dana am beneen facette bu muy gis tey jii ci docteur Fall lan ngay tey jii lancer un message fort à la jeunesse mauritanienne plus particulièrement à la jeunesse de Garak. waaw li may lancer surtout jeunesse Garak moo di ñu góorgóorlu ndaxte àddina yemul ci benn fan te li ma gis léegi surtout ci jeunes yi jeunesse d'une manière générale jeunesse su Garak bi aussi de manière particulière moo di gaawantu parce que xam nga Babacar àddina du benn fan du ñaari fan doo jàng rek pare léegi liggéey léegi am léegi loolu amul fenn nit da ngay nangu am jaar-jaar nangu sabablu sabablu bi moo di su fekkee da ngay liggéey nga respecté sa liggéey su fekkee da ngay jàng na nga war a jàng nga jàng ka su fekkee da ngay lépp loo nekk daal nga def ci fulla ak fayda li des nag yàlla mooy ñëw ndaxte xam nga Babacar lu jeunesse li war a xam ni yàlla mii moo fi nekkal ñëpp ku mën yàlla mën loo ku am yàlla la am loo waaye nag du ñëw rek fekk ku yaafus ku tëdd deful dara mu def ko yàlla du doxe noonu kon noonu dama lancé jeunesse Garak parce que man foofu laa bokk Garak laa am moo du ñu góorgóorlu jàng ñi nga xam ne ñu ngi jàng nañu góorgóorlu ñu jàng parce que jàng bu wër bu jaar yoon doo ko def moo ko am réccu mënul nekk parce que même si que gouvernement jurul la même si daal liggéey daa tedd te nit tedd rek lay ñaan yàlla tedd donc tedd di ko mën nekk fu nekk. Dernière question ban ambition tey jii le docteur Fall am tey jii loo xam ni yéeneem la. waaw ci réew mi sama ambition moom moo di d'abord sama pharmacie ma ñaan naa yàlla mu yaatu bay ma mën jël ay nit liggéey loo leen. ñaareel ba am na yenn projet yi nga xam ne maa nga si mi ngi commencé démarrer yaa juste 2 ans mi ngi dox nànk ñaan naa aussi loolu le rëy ba nga xam ni danaa bokk ci nga xam ni dafa jàppale gouvernement Mauritanie ci privé bi nga xam da nga jàppale gouvernement Mauritanie di jël ay nit comme ñëpp parce que loolu moo am solo waaw loolu moo am solo nit comme na ko waxee sànq soo dee liggéey doo liggéey rek mu yem ci yow wala mu ci njaboot mais da ngay fex liggéey ba nga xam da ngay ubbee xam ne gouvernement bi wax daa ko mën épauler parce que gouvernement mënu lépp soo ci tee fonction publique ci liggéey bari wuñu ñeneen ñi fu ñu nekk donc ñooñu léegi man surtout loolu mooy sama ambition fexe liggéey ba nga xam ne danaa jël ay doomi aadama ñu nekk ci yàlla may wata nga xam ne daañu ci liggéey di suturaal seen bopp di suturaal seen njaboot. sa dernier mot émission bi jeex na. sama dernier mot moo di la gërëm di wax ni bett nga ma parce que bi nga ma woowee di ma wax émission gëmu xamoon ne émission bi nii lay mel wax dëgg yàlla touché na ma trop waaw di la gërëm nag di la sant ne la yaa ngi di ñaan yàlla émission bi moom tamit bokk ci émission yi ñu gën ràññee parce que émission bu am solo la parce que dana jaar ji lii dafay ñaax jeunesse bi parce que ku ko gis dañu kii day nekk di fii la jaar jeunesse bu am jom dañu kon man dinaa jëm def comme lii tout à fait tout à fait tout à fait aywa may terminer ne di ñaanal yàlla samay mbokk ñi nga xam ne ñoo la bokkal bàyyi comme ñoo la bokkal jaay di gërëm samay mag bu baax di commencé ci sama kilifa bi mooy Cheikh Ibrahim ñoom ñëpp maa ngi leen gërëm di leen sant parce que ku nekk si ñoom am na xam ne apport na ma ko pour ma àgg fi ma àgg tey di sant yàlla baax di la gërëm jërëjëf docteur Fall di am mbégte di am contenté bu baax a baax ci dalal la docteur Fall di pharmacien nekk koo xam ni defe naa ni soxlatul ñuy retracé li nga xam ni moom la ñu wax sunu naatango Léna Dieye tamit di ko gërëm ci ànd bi mu ànd ak ñun sunu coordinatrice Mariétou Guèye waaye di gërëm bu baax waa INJEC Mouhamed Bakar ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko pour émission bi yemb kii di Alassane aussi tamit que ci wàllu montage Alassane Ba di ko gërëm bu baax réalisatrice May Muna maanaam Idumu mi nga xam ne moo àndoon ak ñun son naaxa àndo seeg ñun ki nga xam ne tamit que moom mooy Mam Mint Amar ak Daoul Ahmed ànd ak ñun tamit que ci liggéey bi di leen jox daje incha allah naka samedi bi di ñëw ci beneen kàngam ci réewu Mauritanie
yàlla yëpp jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu diggal ci géej xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu